ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci benn polémique médiatique boo xam ne li ko jur mooy geste bi Ousmane Sonko defoon fan yi ci période campagne électorale ñeel élection législative yi ñu dëgmal. léegi balaa ñuy door waxtaan bi dama bëgg micro bi ñu génneel ma ko. geste bi nag jur coow lu bare bari mais moment yi muy xew amuñu woon possibilité ñëw ci ndax fi réew mi tolloon muy bakkal lañu jël ci conditions yi ñaaw te waxtu woowu noonu gisoon nañ ni moo gënoon nekk priorité ku coowal benn micro bu ñu sepp ci mbooloo. d'ailleurs ñun sax dañu étonné wu am mbetteel ci gis ay doomi aadama yoo xam ni moment yi ñiy salfaañaax ak yelleefu doomi aadama ci réew mi ñii ñu leen di rey pour des complots politiques. ay mère de famille ñu xañ leen seen njaboot tuumal leen ay terroriste lañ ñu gis ñoo xamante ni dañ ci ne cell tànqamdu nee nañ yee yaay ay neutre lañ ñoo gën a yeewu ci réew mi foog ni seen tappale gi ñu nekkee sénégalais xamuñ ko. ñun personnellement fan yi ak coowal RTS bi gis nañ ñoo xam ne ci seen mur Facebook wala seeni statut WhatsApp mbaa seeni intervention ci média yi gëj nañoo wax ci situation réew mi ci ni Sénégal delloo ginnaaw. wala sax duñ ci mës a wax ñooñu ñooy ñiy woowee seen bopp ni dañoo neutre far ñu fenn alors que boo ubbi woon seen xol yi xam ne neutruñ. léegi tey pour benn micro RTS bopp leader politique sepp ci intervention am nga gis gonóor yi làqatu woon yépp tëb mel na ay dëmm yu jëfru nga gis un média corrompu comme le quotidien xëy def ko à la une alors que deewu François Mancabou ak anam gi ñu ko rayee banditisme d'état bi ci nekk moo waroon occuper tout le débat public ba yu mel ni dootul am. léegi ci ngay comprendre kon ni Sénégal ci bëtu ñenn ñi doon fi benn micro RTS moo ëpp valeur doon fi benn François Mancabou boo xam ni dafa servir Sénégal en tant que militaire pendant 13 ans. ñun nag yàlla dafa def bu coow amee dañuy interroger wu samp blaaj parce que indignation sélective bi ñu nemmeeku fan yi ci mbir Ousmane Sonko ak waa RTS ku duggul Sénégal bu ci yemee dafay yaakaar ni RTS askan wi la fi nekkal média la buy dox subaak ngoon di véhiculer réalité yi am Sénégal ba dañ leen war a tatagal di leen bayal ci li ñu nekkee te ñëpp teg ci seen bët. pour ñun fi débat bi waroon orienté wu dëggantaan mooy lan moo tax képp ku àndul ak nguur gi rek doo gis sa bopp ci RTS bi nga xam ni ñun ñoo leen di fay. RTS ci gafak sénégalais yi xaalis bi ñu bokk ñun ñëpp la ñuy tibb jox leen ngir mu mën a fonctionner te pourtant sénégalais yi nga xam ne ñoo ko yor gisuñ ci seen bopp. lii mooy la grande question lii mooy le vrai débat ndax boo seetee newul ni Ousmane Sonko mooy ki njëkk a boycotté RTS ci ay intervention am jamonoy Maître Wade Youssou Ndour defoon na la même chose. dama ne waa ji dafa ni ma léegi micro yi ngay yore ma ne ko micro RTS duma ko jël. lu tax duma jël micro RTS ñaar la. d'abord c'est une décision honteuse politique historique d'invalider ma candidature ñëpp xam nañu ne ko ay fen la. duma candidat officiel kon soxlawuma seen micro. beneen bi mooy démb dañu agressé fii ay journalistes nangu seen ay image pour mu wër àdduna bi gis li xewoon fii te ba tey ba sànq dégguma benn yoon RTS ñaawlu ko organe yëpp ñaawlu ko kon duma laal seen micro. ndax sunu télévision la te sunu télévision askan wi dafa war a nekk télévision buy tëddee njaaxaanaay. te pourtant jamono jii geste bi Youssou Ndour defoon jurul coow comme ni mu juree coow tay jii ñu bari sax dañ ko encouragé woon ndax geste bu fort la ngir wane ni RTS nekk lu fi askan wi ñun ñii sax dañ ci àndoon ndax forme de contestation bu efficace la. donc tey en 2022 bu ko beneen leader defee mu jur coow kon ndekete gaa yi amuñu problème ak geste bi
geste bi dérangé wu leen mais ay jëmm lañu am ak problème di profitoo nag ci chaque occasion pour régler des comptes mel ni ku gis ndawal wala yàq wu ñu war a seeñu. exemple bi leen di jox mooy journaliste bu ci mel ni Khalifa Diakhaté bërki démb la def benn texte ak image RTS ne dafay dénoncer te pourtant diggante 2011 jàpp 2012 ba Youssou Ndour di boycotté micro waa RTS da cee àndoon naqarluwu ko benn yoon parce que employé wu GFM la woon Youssou Ndour moo ko doon fay salaire. pour wàllee ne gars yi surtout ñu bari ñuy yëngu ci wàllu média dara gëmuñu ko seeni position dafay dépendre selon fi seen intérêt nekk. mi ngi mel ne journaliste boobu ñu defaloon promo ay weer ci ginnaaw te ñu naan ko Samba Jalimpa Badji te benn organisation fayoon ko xaalis pour mu bind rapport international ci biir rapport bi mu ci yàq deru waa Xalaat TV parce que ñun dañoo defoon vidéo ci Bill Gates ak mbiru vaccin yi. ndeke waa ji li taxoon mu doon défendre Bill Gates di dal ci kaw ay mbokk sénégalais parce que média bi muy liggéeyee fondation Bill Gates bi dañ leen di may xaalis di leen subventionné chaque année. ci seeni partenaire financier la ñu bokk bu leen Bill Gates financé wul du ñu am lu ñu lekk tax mu bind rapport ci Xalaat TV pour neexal ñu Bill Gates wala leen ne maa ngi leen di défendre. donc presse sénégalaise bi moo bari des journalistes corrompus des vendus ñuy jaay seen bopp ak ay médias yoo xam ni soit dañuy nekk ci service su nguur wala ay hommes d'affaires yu leen di financer ci suuf. donc bu réew tolle fii surtout ci secteur bu ci mel ni wàllu média nga xam ni sentinelle de démocratie la waroon doon au lieu que ñuy attardé wu ci ay gestes yoo xamante ni conséquence su ay mbir la yu xewoon démb ak bërki démb dañu war a taxaw ci les véritables causes. ali kalaj bi mooy lu tax RTS képp ku àndul a nguur doo ci gis sa bopp ñun ci lii la ñuy ñëw. déjà dañuy taxaw d'abord ci statut RTS pour que doomi aadama yu bari comprendre scandale bi fa am. RTS société nationale la yow mii di ñu seetaan beneen bokk sénégalais moo xam bi réew mi wala bitim réew ak ñun ñii di wax ak yéen li ñuy dagg ci impôt jaare ko ci produit yi ñuy jënd ak salaire yi li ñuy comp ci société ak opérateur économique yi xaalis bi ñuy lebi bitim réew bu ñu boolee alal joojee lépp ba mu doon budget la ñuy tibb jox ko waa RTS pour ñu jouer un rôle de service public. maanaam sénégalais bu ci nekk moo xam mbootaay boo mën a bokk xeet boo mën a bàyyi ko mbaa diine làkk boo mënti nàmp ak foo nekk biir réew mi wala bitim réew nga mën ci gis sa bopp moo xam ci programme yi lay proposé ak information yi fay jàllale parce que c'est un média d'état. gis nañ nag ñu bari di jaawale un média d'état ak un média pro-gouvernemental. RTS média d'état la baatu état mooy li ñu boole ñun ñëpp sénégalais yi tënku ñu à travers des lois tënk suñu nekk nag suñu dundin lii mooy état ñun ñëpp la. gouvernement nag benn entité la benn bànqaas la ci biir état mooy ñi Macky Sall tabb mooy waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar. donc suñu yenn intellectuels yi ngir yàlla nañuy dimbali ci bu ñuy firi yenn baat yi bàyyi di réeral askan wi ndax dañoo gis am ñu naan li RTS def yoon la ndax média d'état la di jaawale baatu état ak baatu gouvernement. gouvernement dafay dem c'est éphémère yàggul mais état dafay demeurer dafay sax. RTS nag au lieu que mu nekk un média d'état këru tasukaay xibaar boo xam ne sénégalais yi la fiy nekkal dafa wëlbatiku doon un média pro-gouvernemental. li sénégalais yi di dund au quotidien seeni jàmbat ak seeni jafe-jafe duñ ko couvrir duñ ko jàllale tax kenn du leen seetaan télé bi di wéy di dellu ginnaaw te moonte ñoo ngi ciy def xaalis Sénégal bu bare bari te lii liggéeykatu RTS yi ñoo ko njëkk a ñaawlu ci làmmiñu Abass Sow di génn ci njiital syndicat journaliste fay liggéeyee moom bokk na ci les journalistes debout les journalistes dignes incorruptibles am lu ñuy bañ parce que journalistes yëpp yamuñ am na ñuy def seen liggéey comme ni mu waree. résultat moo ñu ñor. RTS occupé waat la place bi mu mës a occupé dans les médias. mais tey jii ñun ñëpp gis nañ ko man su ma duggee suma kër wala keneen duggu këram RTS kan la koy seetaan. taux d'audience bi dafa wàcc. loolooy dëgg. parce que lan la grille des programmes bi lan moo fa amati. dara desatu fa. dara desatu fa dëgg moo neex yàlla.
gis nga mbir yàlla rek a fi ne. barki Seydina Muhammad yàlla rek a fi ne. ba ci sama bakkan bii bu ne tey day rot kenn mënul fexe ba du rot waxuma la ak sama wërsëg bis bu jeexee day jeex mais bàyyil di raayal nit gannaawam fekk mi ngi lay lor. donc yaakaar nañ ni kon bu boycott di am sénégalais yi ñoo njëkk a boycotté RTS li tax nag sénégalais yi boycotté RTS mooy dañ ko détourné ci li waroon doon objectif am dëggantaan muy ànd ak askan wi ñu soppi ko def ko un outil de propagande benn groupe muy coalition ak parti au pouvoir te loolu dañ koy reconnaître mboolem nguur yi fi jaar am na ci part de responsabilité waaye depuis 2012 la gën a garaaw gannaaw bu ñu jëlee un politicien actif ku yor carte membre APR muy Racine Talla teg ko ci bopp RTS ndax aadawu RTS moo newoon mbooleem directeur dafa daan jaar duñu bokk ci benn parti politique la majorité ay journalistes yu liggéey RTS la ñuy doon ba toll yenn dayo yi am expérience maîtriser groupe bi ak ni muy fonctionner président nommé leen directeur ñooñu donte daan nañ def promotion activité gouvernement bi mais daan nañ ci boole ak ay programme yoo xam ni sénégalais yi dañ ci gis seen bopp mais Racine Talla mi nga xam ni moom formation journaliste sax yeggalewu ko Racine Talla dañ ko dàqoon CESTI fa ñuy former journaliste yi au lieu que mu am diplôme attestation lañ ko jébaloon li taxoon nag ñu daal di koy dàq jarul ñu ciy reveniraat ndax affaire vie privée la te léegi mag la am nay njaboot donc ba ko Macky Sall tabbi directeur RTS télé bi amatul programme Racine Talla dafa nekk ci propagande politique pure et dure yéen ñii duñu seetaan tey néew nañu ñu mën a limal juróomi programme RTS te moonte yéen a ko moom yéen a leen di fay donc Racine Talla dafa fekkoon RTS di sox mu ñëw daal di koy doggali kere fay clan féewale yenn journaliste ak animateurs yi mu boycotté leen tey boo seetee ñu ci mel ni Khady Aïdara doon def 100% de lire ñoom gin cës émission yi jeunes yi daan seetaan ba ci journaliste bañkat yu ci mel ni Abbas Sow ñu mettre leen au frigo feeñatuñ ci antenne yi lu bëree bëri. mais junj doy na borom xel kuy seetaan journal 20h bu RTS. ñan nga fa daan gis Alassane Cissé. ñan nga fa daan gis ñoom Cheikh Traoré. ñan nga fa daan gis et j'en passe. ñooñu ñëpp kenn gisatu leen. boo demee rajo Sénégal. nga xam ni fépp foo dem ci biir territoire national rajo Sénégal ngay dégg. tey jii li may wax nii ñoom Arouna Gaye ñu ngi may dégg. li may wax nii ñoom Benoît Badiane ñu ngi may dégg ñoom ñëpp la ñu wàccee démb. li may wax nii démb la am parce que simplement ils ont accepté de venir prendre part à notre dernière assemblée générale. RTS dafa am résidence Racine Talla xam ngeen leen. ah bon résidence Racine Talla. foofu lu ñu fay def. xam nga résidence bi lan la. mooy un groupe qui est favorable à Racine Talla. nekk à sa solde. bu leen neexee ñooy buum di buum mi teguñu fenn yàquñu dara. ñun nag xam nga lu ñu gëm. RTS moo ñu ñor. donc lii moo nekk di xew RTS képp ku bëgg a def sa liggéeyu tasum xibaar comme ni mu waree Racine Talla da lay génne ci chaîne bi di nga continuer di fay ko salaire ndax mënuñ laa dàq waaye dootoo wax ñu lay dégg duñ la liggéeyloo looloo waral bu opposition bi di organiser doo fa gis RTS ndax reporter bu fa dem image yi du jàll ci télé bi wala dootoo liggéey bu askan wi ci boppam wootee par exemple ñu ne bés bi dañuy dajaloo ngir xeex wàllum nguur jigéen mbaa dund bu cher bi média internationaux yépp di ko coow RTS bi nga xam ne média national la du teew te ñun ñoo ko moom directeur bi ba ci employé bi gën a ndaw ñun ñoo leen di fay mais li gën a graaw mooy musiba dafay am ci réew mi ndogal ba loo xam ne càggante gouvernement bi la RTS lànk ne du ci wax xawma ba xam yéen a ngi fàttaliku drame bi amoon stade Demba Diop en 2017 ba juróom-ñetti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan bés boobu noonu RTS waxu ci journal 20h ndax lan responsabilité ministre bi ñu dénk tàggat yaram ak ministre bi ñu dénk biir réew mi moo ngi ci biir donc képp koo xam ne nee nga da ngay wuute dëggu lii nga war a dut baaraam ndax du dëgg du yoon suñu diggante ak RTS dafa mel ni nga nekk ci kër di joxe dépense di fay courant ak ndox boole ci yoru ñëpp mais ñu ne la amoo fi kàddu lu ñuy décider sa yoon newu ci yow duñ la boole ci dara du yoon élection ba élection la ñu tàllal micro opposant yi ngir ñu jàll RTS te opposant boobu noonu bokk ci ñuy fay RTS
xaalisam di contribuer ci doxalinu kër gi ku am looy kaas lii nga war a dénoncer d'abord RTS dafa war a soppi doxalin. kon taxawalu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.